jërëjëf monsieur Sow ci tontu bu am solo boobu waaye comme li nga wax ni parce que fépp foo xam si gas nañ fa rek jox nañ bind nañ segu 100 000 francs pour kooku retiré ji ko ndax maanaam ñun gas ñëpp seen suuf kon jot nañ 100 000 francs yi wala déet mooy première bi. deuxième bi au delà de aspect économique bii nii est-ce que maanaam côté environnement ndax tenir ngeen impact bi nga xam si mën na koo am ci population bi. waaw Mbaye pour ndax damay bañ ñi jaawale wax naa ne la ñaan entreprise moo fa nekkan benn bi di Jefos bi xëy na si ba léegi nii moom mooy liggéey ak mairie bi fi ñu gasan fépp fay nañ seen borom 100 000 francs mais nag dafa am beneen entreprise boo xëy na si dafa dugg accidentellement d'une manière unilatérale ci suufu Ngandiouf moo am na gas yoo xam ne si gas na ko boobu moom respecté wul ay engagement moo taxit boo gisee ba léegi nii ñoom mairie bi nungul te liggéey ak ñoom parce que respecté wul seen i engagement waaw xam nga mbay phosphate processus la moom ay jugement ak carrière processus la gis nga ñii bi ñu waxtaan ak ñoom waxtaanuñ ci biir mairie waxtaanuñ ci biiru néeg danoo bâche 200 mètres carrés ci pénc ma woo tous les villages concernés woo borom xam-xam yi woo chef de village yi ñu toog waxtaan jan jafe-jafe la am keroog boo gisee waxtaan wi sax dafa amoon solo ba nit ñi doon waxtaan sans gêne sans intérêt sans parti sans dara di xalaat ci yan jafe-jafe la war a mën a am ak yan avantage parce que daan wax leen de loo gis ci àdduna ñaar la am nay avantage am nay inconvénient mais na nga fexe ba avantage yi mën a suul inconvénients yi te inconvénients yi aussi bul ko ragal wax ko nga mën ci jël ay prévention parce que ministère de l'environnement am na fi le code minier am na mais aussi nan fexe ba ñu limiter dégâts yi nga xam ne ci exploitation bi am na ko ci wàllu environnement ñu fexe ba suuf si nga xam ne si carrière dina ko yàq après les exploitations ñu restructurer ko delluwaat ko population ñu aussi anticiper ci ay jëmbat garab li wër jugement bi limiter aussi pollution bi loolu lépp ay liggéey la yoo xam ne si jàpp naa ni les techniciens comme waa ministère environnement waa direction de l'environnement aussi dinañ ci jàppale commune bi ba xam ne si dina mën a éviter te loolu du liggéey mairie rek de du waa conseil municipal déedéet loolu population bépp village impacté yi commune Ngandiouf bi képp ko xam am nga xam-xam wala am nga détermination ñoo ngi la ci woo nga ñëw jàppale ci commune bi parce que commune bi soxla na ay doomam yépp pour ñoo taxawal ko parce que lii nii dafa jégg sax maire wala conseil municipal wala Modou Sow déedéet lii c'est pour population bépp la képp ko xëy si am nga ci xalaat baax rek na nga ko indi ñu jëmmal ko parce que ëllëg bi sunu ëllëg la avenir bi suñu avenir la te il faut qu'on soit présent pour demain dara mën lu may a bett. jërëjëf monsieur Modou Sow ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne indi nga ko rek ci tontu boobu waaye fi nga xam ni fii leen di ñëwaat it di mooy tey dëkk bu mel ni Ngassama exemple ci procédure yu yëkkati bu fekkee agsi nañ ci te ñoom ñu bañ a jóg ndax tey jii commune bi day seetaan dëkk bi ak entreprise bi. wala soit les responsables de la commune dañuy dem ci dëkk boobu waxtaan ak ñoom ba trouver un terrain d'entente pour ñooñu mën a jóg pour ñu mën a def lii et puis deuxièmement mooy ndax engagement yi nga xam si entreprise bi maanaam bëgg na koo jël ci mooy ñooñu bala ñoo jóg fañ leen di yóbbu maanaam yan kii maanaam jëlal leen matukaay yi ñu war a jëlal yëpp parce que suuf bi ñuy bàyyi ñoom ci lañ doon dund ndax commune bu Ngandiouf moom ci bàyyi leen yaakaar ci lañ doon dund ndax kon tey jii bu ñu dee fa bàyyi suuf boobu pour di déplacer dem faneen ci dootu ñu am suuf bu ñuy bàyyi ndax maanaam it mesuré ngeen maanaam tey jii maanaam ñoom seen économie ak seen avenir maanaam bu leen joxee indemnité maanaam fi ñu dëkkoon ba pare seen suuf soosu suñuy bàyyeet maanaam war nañoo am lu dëgër loo xam ne ci leen di jàpp ba maanaam du ñee ñi nga xam si ñoo continuer di bay. waaw alhamdulilah sax nag ndax situation boobu amul ndax bu fekkee waa Gassama dana bañ a jóg sax boobaa laaj bi dina gën a xóot waaye nag ñoom ba ñu noo jóg wax dëgg yàlla te ñun. danoo fexe woon ba biir processus bi rek ñun on était toujours avec la population ñun bu ñuy discuter dañuy ànd ak population bi laaj leen lan mooy seen bëgg-bëgg ak lan mooy seen priorité ñu orienté leen jàppale leen parce que tey jii danger la woon Ngassama ak jugement bi ñu bokk fenn fu nekk mais parce que loolu seen santé sax du baax moo tax ñu proposer leen ñu déloger leen
te Deloitte ñoom ñooy xool fu leen choix te en plus li leen tegal ci taabal ji bu ko entreprise bi respecté moom dañ ci mën a gis seen bopp ndax xam na ni Gassama ñoom ci sàmm ak bay lan doon dund kon boo leen déplacé woo rek war nga leen a mën a jox loo xam ne si di leen mën a defaraat seen àdduna defaraat seen i projet defaraat seen projet de société ba ëllëg du ñëwee seen benn nawle moo tax may fàttali rek gis nga mbay ci wàllu phosphate bi rek doon na émission parce que fi ci commune bi jaar dafay yàgg lool xam naa ñun ci kanam pour détailler ko mais à chaque fois ñun suñu priorité mooy duñ ci wax ci néeg duñ ci tëju di wax lu ñuy wax rek ci phosphate bi ci penc bi lañ koy wax en présence chef de village bi en présence Cheikh Ndiémé mi nga xam ne si mooy le président du collectif des personnes impactées parce que ñun bu ñu négocier moom la ñu jiital mu ànd ak waa dëkkam ànd ak population impacté yi ànd ak waa Béguel ñoom ñooy toog teg seeni conditions ñu jàppale leen ci encourager leen ci soutenir leen parce que boo woon Cheikh Ndiémé moom xam naa di ngeen am occasion sax pour inviter ko benn jour ci mu ñëw ci plateau waxtaan ak yéen mais dina ni musul wéet ci combat bi parce que ñun ñoo opté ci bii combat on sera toujours avec la population ndax entreprise bi day ñibbi day ñëw def liggéeyam day dem kon ñun ak population bi ñoo fiy des ñun ak population bi ñoo dëkk te ëllëg du ñu def lenn lu xëy si dañuy dajeeg waa Gassama wala dajeeg waa Béguel di sëgg parce que àdduna jëru ko te ñun lu nu mën a am Kajoor moo nu ko gënal kon fii moom may rassurer ñëpp rek ni on était te lii nii même les ñi àndul la ñun sax ci politique xam na ni on était très à l'aise sur ce dossier parce que dañoo ñëw privilégier dialogue privilégier li xam ne si mooy population impactée bi parce que ñoom moom seen suuf ñoom lay toxal ñoom lañ déplacé wu kon donc le dernier mot leur revient mais nag responsabilité maire ak la responsabilité maire bi mooy mu accompagner leen sur le plan stratégique parce que yenn choix yi yombul il faut nga am ko xam ne si dina la mën a taxaw te ñun on était toujours aux côtés des populations impactées. jërëjëf Babacar jërëjëf Modou Sow mu doon pàcc bu yaatu mbokk yi boo xam ne jagloon nañ ko phosphate bi Babacar laaj yi am solo lool Modou Sow tontu yi tamit am solo lool comme ni nga ko waxee phosphate bi rek doyoon na sëkk ab émission waaye liñ ci junj noonu xam naa ñu tegandi loxo foofu ba beneen yoon ñu ñëw gën cee xuus gën cee yaatal bu baax gën ñu cee indil ay leeral ndax phosphate bi daal moom mbir la waaw lu mat di waxtaanal saa su nekk Modou Sow ñu bëggoon a tàbbiwaat sa beneen mbir muy budget bu commune bu Ngandiouf commune bi am na budget comme ni koy yeneen communes yi amee ndax budget commune bu Ngandiouf am na solo lool maanaam doon na daal lu takk loo xam ni mën ngeen ci def ay liggéey yu am solo yoo xam ne askan wi mën nañ cee gis seen bopp ak budget bi ni ngeen koy séddalee lenn lu nekk fa mu war a jëm loolu ndax mën nga nu ci indi ay leeral ndax fa mu war a dem dëgg tamit ma ngi fay dem boo nu ci indi la ay leeral itam ñu jël ci budget boobu daal bëggoon nañ nga indi ñu ci ay leeral bu baax a baax su ko defee rek ñu mën ci gën a am lu ñu leer ci wàllu googu ak ni ngeen koy doxalee. waaw jërëjëf Mame Mory laajate nga nag laaj bu am solo wax dëgg yàlla ndax budget commune Ngandiouf takku na moom déedéet takkul ndax wax dëgg yàlla Ngandiouf bëriwul ay ressources yoo xam ne si dinañ ci mën a jëlee xaalis ndax boo xoolee xaalisu Ngandiouf bi rek boo xoolee état bi jox ci fonds de concours ak fonds d'équipement fonds de dotation yi loolu rek la ak taxe sur le taxe yi xëy na si mooy impôt yi xëy na si dëkk yi ñoo ngi koy fay te impôt bi demewul noonu ndax ba léegi déclaration yi bëreegul trop kon commune Ngandiouf moom wax dëgg yàlla budget bi bëriwul te amul aussi ay marché wala ay bërëb yoo xam ne si ay entreprise yoo xam ne si dinañ ko mën a jël pour yokk budget bi déedéet loolu moo tax budget commune Ngandiouf bëriwul trop budget commune Ngandiouf nag waaw dañ koy séddale ci ay pàcc bu bëri ndax dina am éducation dina am santé dina am jeunesse dina am aussi culture dina am bépp matière société daal benn tranche société boo jël rek ci commune bi am na natt boo xam ne si ci budget bi mu bari mu néew ci loolu lan ko jagleel ñu mën a xool ci éducation at mu nekk commune dina jël lu mat 5 millions dugal ko ci njàng ak njàngale te loolu ñi xam ne si ñooy jàngalekat yi
ak ndongo yi xam naa dinañ ci gën a xam lu bari. boo ñëwee ci santé aussi commune bi day jël at mu nekk lu tolloog 2 millions jënd ko ci ay garab ay détergent ak yooyu noonu pour jàppale ko structure sanitaire yi nekk ci commune bi. boo ñëwee ci jeunesse noonu boo ñëwee ci sport noonu muy tournoi yi ni organisé ci 4 zones yi aussi commune bi mooy jël ci xaalisam joxe ko. boo ñëwee ci social bi aussi muy gàmmo yi aussi boo gisee am na gàmm yu bëri maire am na taxawaay yoo xam ne si da ko fay def te loolu aussi ci mën nañ ko jàpp ci commune ci budget commune bi maanaam daal sëñ Mori lépp loo xam ne si daal ci investissement ci ndox ndax boo xoolee dëkk yu bëree commune bi mooy jël ndox yóbbu fa. boo gisee daaw rek nga xam ne si bii forage bu Gëtt Yaaram bi amee problème gàdd biti yu amul ndox biti yu amul ndox wala biti yu amul ndox dëkk yooyu yëpp amul ndox commune moo jël 9 millions ci gafakaam jëlee ndox mi Daaru Njaay yóbbu ko ci dëkk yooyu pour ñu mën a lijjanti leen ndox mu ci diggante bu gàtt loolu daal mooy budget commune te lépp loo xam ne si rek di nga ko soxla ci ay leer ci pàcc bu nekk rek incha allah boo ma ci interpellé rek dinaa la ci andil ay détails yu am solo Mamour. jërëjëf Modou Sow ci leeral yu am solo yooyu jëm si wàllu budget bi nga xam dañ koy jagleel commune bu Ngandiouf ngeen di amal ceddale gi ngir mu egg ci askan wi mën leen jëriñ itam bu baax a baax xam naa beneen yoon danañ ci ñëw gën cee xuus bu baax a baax ndax mel na ni fi ñu toll temps bi li ci des muy ñu rek ñu gën cee xuus bu baax a baax. damay bàyyi Babacar Sall rek mu ñëwaat Babacar ak laaj bi ci wàllu gan. day jëm ci loo xam ni lu ma soxal la lu ma ñor la ndax ndaw laa nekk ci commune bu Ngandiouf monsieur le maire tudd nga ko sànq jëm ci wàllum sport ak yu bëri may defu fàttali ni monsieur l'adjoint au maire nekkoon na fi présidente bu amicale des élèves et étudiants de la commune de Ngandiouf nekkoon na fi président commission sportive de la commune de Ngandiouf monsieur le maire li ma bëggoon nga ñëw ci mooy lan mooy conseil communal de la jeunesse boo paree ci loolu ndax conseil communal de la jeunesse am na ci commune bu Ngandiouf wala déet. sëñ Mbaye wax nga dëgg yàlla mën naa ni la man ak sama xarit bu baax bu tudd Gora Fall ñun ñoo créé amicale des élèves étudiants de la commune de Ngandiouf ma njëkk doon président bi aussi. may sant bu baax ñi xëy na si jàppale woon nañ ma ci liggéey bi rek ndax ma gisee di féliciter aussi étudiants yi ci toll léegi ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi rek te xam ni ñoom ñooy avenir u ëllëg aussi nekk naa aussi président commission jeunesse sport ndax yàgg naa jiite aussi activités yu bari ci wàllu jeunesse. waaw conseil communal de la jeunesse nag benn structure la boo xam ne si wax dëgg ministère de la jeunesse moom moo koy jaarale ci département yi région yi arrondissement yi ak communes yi muy benn kuréel la boo xam ne si moom moo war a jiite jeunesse bépp moom moo war a benn entité boo xam ne si moom moo war a taxaw pour nekkal fi jeunes yi pour di wax ci jeunes yi muy structure boo xam ne si dafa autonome installé nañ ko nag ci commune Ngandiouf depuis yàgg na day am at mu nekk ñi fi nekkoon di fi nekkan mais day vide parce que du am ay budget du am matériel du am benn siège du am benn loo xam ne si ñu ko installé ban ñëwee installé ko rek ban remplir rek boobu lañ fi mujjën ndax président conseil national de la jeunesse moom moo war a porter plaidoyer bi wàcc ci terrain bi défendre structure yi xam ne si mooy structure maire yi muy conseil communal de la jeunesse muy conseil arrondissement di conseil département mais ñoom bu ñëwee installé ko rek dootuñu fi ñëwati duñu am suivi duñu leen jàppale duñu orienté ci conseil moo tax conseil bi na mu war a doxee du ñuy doxee li mu war a def lépp nag commission au niveau de la mairie moo ngi koy dox parce que je crois que il faut que ñu décentraliser bu fekkee mairie bi am na commission jeunesse bu fa nekk boo xam ne si moo ngi porter activité jeunesse bi kon dina mën a yóbbaale liggéeyu conseil communal de la jeunesse. jërëjëf damay dellu si waat ci question boobu rek nga tontu foofu mooy li nga xam si dafa jëm ci commission jeunesse bi nga xam si dafa am ci biir mairie bi
mais tey jii jeunes yi dafa jot maanaam ñoom comme li nga wax ni conseil communal de la jeunesse dafa nekk loo xam si lu autonome la est-ce que mënuñu leen jox seen i pleine responsabilité maanaam ñoom ñu am seen commission ñoom def une assemblée générale élire seen bureau boo xamante ni si ñoom ñoo koy gérer seen bopp def le tout nag maanaam am en contact direct avec le maire et les conseils municipaux su ko defee yaakaar naa ni ci la transparence bi ñu bëgg ak li nga xam si moom lañ bëgg a régler dëgg di am parce que fekkee commission de la jeunesse dafa am ci biir mairie bi mais tey ji bu fekkee ñooñu dañoo am yeneen poste de responsabilité yoo xam ne dañ ko occupé ci biir commune bi est-ce que taxawaay bi nga xam si jeunes yi mën nañ koo taxawal seen bopp ndax maanaam dina bokk ak ñooñu taxawaay bi ñuy taxaw. foofu moom mën naa la fi tontu bu gàtt bu leer loolu moom incha allah dina am gën gaa bëri parce que mandat bii jàll ma ngi war a jeex ci mois de février donc kon maa ngi lancé appel à tous les jeunes ñu préparer renouvellement conseil communal de la jeunesse incha allah dinañ ko ploter dinañ ko organiser ba nga xam ne si dinañ permettre jeunes yi xam ne si yëpp bëgg nañ exprimer ci ñu ñëw déposer seen candidature di jàppale leen ñu organiser des élections yu libres et transparents bu ko defee ki xam ne si moom la jeunesse Ngandiouf wóolu pour mu leen di waxal pour mu leen di jëfal incha allah dinañ ko accompagner orienté ko côté boobu moom na ci saxal dal mbay. loolu dañuy permettre rek ñu dugg ci li nga xam ne mooy sport ci navétane tey ji bu ñu ñëwee ci wàllum sport ndax budget bi nga xamante si moom la ñuy voté ci commune bi budget boobu yëpp la ñuy jot ci navétane wala soit dañuy jot benn partie beneen partie bi ñu def ko coupe maire parce que dama yaakaar ni saa bu ñu defee 4 zones yi dañuy prévoir li ñuy wax coupe maire. ñu mais dañuy gis ni yenn saa yi coupe maire bi dina am yenn saa yi du am foofu bëggoon nañ nga indi fi ay leeral ndax askan wi xëy na am na lu desee leer ci seen bopp ci coupe maire bi ak budget bi nga xam si moom la ñuy voté pour sport ci ñaata la toll. mbay budget bi ñuy voté ci sport moom mu ngi du sport rek parce que sport ak culture la ndax rubrique boobu jeunesse sport culture ñetti pàcc la ñu xëy ñu bokk benn budget. kon dafa am partie boo xam ne si dañ ko jëmale ci wàllu nawetaan at mu nekk ñu génne lu toll ni 1 million pour jëmale ko ci nawetaan am na yeneen rubrique nag yoo xam ne si ci jeunesse sport nga koy dugal mais li am solo rek mooy at mu nekk bu fekkee jàmm ma ngi am rek commune bi moom day génne xaalis mettre ko à la disposition des 4 zones pour ñu organiser bu fekkee aussi jafe-jafe am na aussi ñu xool beneen solution rek dañ jënd ay bal ak i maillot mais je crois que loolu sax du solution jox ko équipe yi lépp rek pour bëgg budget bi rek ñu dégager ko ba jeunesse bi gis ci seen bopp mais aussi nit ñi ñoo ko tuddee coupe maire mais loolu du coupe maire loolu 4 grands la te ren ci aussi fas nañ ko yéene organiser ci mois avril wala balaa nawetaan yi di commencer parce que mooy vainqueur yi nga xam ne si ñoom ñooy gagner seen zone. ñu dajal leen ci benn tournoi boo xam ne si dina leen permettre ñu déterminer qui est le champion de la commune nit ñi nag ñoo koy woowee coupe maire mais loolu du coupe maire parce que coupe maire moom beneen compétition la bu bokkul ak loolu que tournoi 4 grands la loo yoo nga xam ne si dañuy bëgg à chaque fois bu zone bu nekk yëpp àggee ñu jël zone bu ne ka fa jël champion ñu andi ko tegal leen benn coupe du at mu nekk lay am nag parce que xam nga ni yow du at mu nekk la nawetaan di àgg ngay jëf at mu nekk day ay parfois li ci bëri day am problème te bu fekkee nawetaan yi àggul doo mën a organiser 4 grands loolu rek moo tax at mu nekk dem mais tant que jàmm ji mu ngi am moom espoir bi jeunesse bi dajaloo mais profité aussi ci mbay seen antenne bi di lancer un appel solennel à tous les jeunes de la commune de Ngandiouf ñu xam ni sport dafa war a dajale sport warul doon luy xaajale nan andi benn esprit de fair play benn esprit boo xam ne si ñëpp kenn ku nekk dañ ci mën a gis sa bopp ñu kaf ñu fo ree ku gagné nga xam ne yaa gagné mais sport ak violence àndulu li tax nit ñi sawarul ci investir ci wàllu sport loolu la rek mais bu demee ba ñëpp comprendre ko sax te ñoo ngi doxi jéegu ndax am na benn commission bu xam ne sa ngeen ko fi depuis daaw ñoo ngi réunir chaque fois groupe WhatsApp yi ñoo ngi aussi sur le processus d'affiliation ADCAV pour am ay licence formelle di mën a football ci dans les règles de l'art loolu aussi ñoo ciy liggéey
te commission bi ba ci profité di ci nuyu le président Pape Diop bu Thiatour ma ngi ciy dox ay jéego yu bari ñu ngi ci àndi liggéey daaw liggéey na liggéey mucc ayib le doyen Omar Ndiaye ma ngi ci le doyen Iba Thiam ma ngi ci mën leen cité ñoom ñëpp nañ bari mais ñu leen jaajëfal bu baax ci liggéey bi def au niveau avec les jeunes de la commune.